Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. Professeur Pape Ibrahima Ngom, spécialiste ci orthodontie odontologie fii ci faculté de médecine. Professeur ma dellu nuyu la. maa ngi lay delloo nuyu Ngoné. di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. di nuyu aussi seen yeneen téléspectateurs yi hors du Sénégal. mi ngi noonu juróom fukki at ci institut odonto bari na wala ay tout tànk ngeen pour l'instant. waaw non juróom fukki at nag mun nañ wax bari na mun nañu wax aussi ay tout tànk lañ bari na parce que juróom fukki at yooyu ngay gis noonu ñun ñooy école bi gën a màgget bu gën a yàgg ci Afrique francophone Afrique occidentale francophone. léegi bu ñu considérer Afrique de l'Ouest yëpp benn école rek moo jiitu suñu institut d'odontostomatologie boobu muy école dentaire de Lagos. donc on peut dire que ay tout tànk lañu parce que boo considérer histoire faculté de médecine nga xam ne am na téeméeri at tey ay tout tànk lañu mais suñu école bi tam école bu màgg la parce que yàgg na ci jiitu fii ci Afrique la. bari ñoo xamante ni tàggat na leen atum ren nag perte dentaire ngeen indi comme thème màggal seen juróom fukki at yi maanaam xëy na bëñ yi daanoog yu ni mel wala yu ñuy wekki naka la ñu mën a def ba moytu ko remplacer ko ak it rôlu fajkat bi loolu dina ci ñëwaat lu waral perte de bëñ yooyu ñuy dindi ban jafe-jafe ngeen ko gis solo si ba indi ko ci juróom fukki at yi. waaw xam nga ñàkk bëñ nu ñuy def ba moytu ko ak bu ñu ko mënul moytu nu ñuy def ba dindi ko ci dindi bu wóor ak bu ñu ko dindee nu ñuy def ba remplacer ko loolu mooy daanaka li dentiste di liggéey. liggéeyu dentiste mooy avant tout moytu bañ a dañ bu la dentiste fajee rek mi ngi fexe préserver sa bëñ. léegi loolu dañu décider def ci conclave toute la journée du samedi ba su samedi bi yëpp ñu toog waxtaan ci. wut ay kàngam yu mag fii ci suñu école dentaire boobu institut d'odontostomatologie pour ñu wax ci boo bëggee ma wax la tuuti ci njëriñu bëñ reesal digestion ci gémmiñ lay jëkke te liy def reesal première partie reesal boobu ay bëñ la mooy sàqami bi sàqami ko ba pare commencé reesal ko reesal li may tuddee reesal mooy digérer foofu lay commencé bëñ loolu mooy njëkk première importance am mais bëñ aussi dafa am importance psychologique importance nit ni muy xoolee boppam bëgg boppam bëñ daf ci am importance ni muy def ba moroomam ki muy jàkkaarloo bëgg ko tam bëñ daf ci am importance ma wax la tuuti nag benn affaire bu ma wax léegi ci bëñ sàqami importance bu mu am dama doon wax sama benn collègue britannique maa ngi koy wax Madrid semaine yële passé ma ne ko bëñ dafa am benn aspect boo xam duñ ko xalaat mukk mooy kii sàqami caaf par exemple caaf la bëgg a sàqami buggul ko jox tege dege mu lekk ko loolu la ko doon expliquer
kuy lekk frite buggul nga jox ko purée loolu tax bëñ dafa am importance. mais ci wàllu woowu mu mel ni nekk na tam jafe-jafe tey ji ci askan wi parce que boo nee thème bi ngeen indi rek mu firndeel liggéeyu dentiste bi fexe ba bëñ yi war a bañ a daanu ñu remplacer ko loolu lépp problème la tey ji ci askan wi bari na loo xamante ni même bu bëñ bi daanuwul ñi ngi koy dund bu xasee ba dañ nag moom remplacement bi foofu moom fa la cooro bi di tàmbalee. ñu bari dañ koy dindi bàyyi ko noonu parce que en fait on n'a pas les moyens wala xëy na jàpp nañ ni amatul solo boo xamante ni ndem sax bëgg nañ ko prothèse yeeg yooyu c'est extrêmement cher ici. waaw dama xalaat ne li ci ëpp peut-être ñàkk a xam la mais Sénégal bari na ay dentiste yu baax a baax ñuy liggéey ci privé bi ak ñuy liggéey ci public bi ñu nekk ci hôpitaux yi poste yëpp cherul am na poste yu nga xam ne poste mi ngi mel ni ngay dem di wuti oto wala ngay dem di wuti kër moyens yi nga am rek nga koy wutee am na poste yoo xam ne nii cherul mais nag dafa am importance trop te ci loolu lañ nar a wax. mais ci ku nekk ak ci oto ba ngay wut fii tam ci ku nekk ak bëñ biñ lay dugal qualité beeg yooyu yëpp da ci am solo tamit kii def poosé bu yomb beeg ki nga xamante ni xëy na produit bi ñuy utiliser moo gën a baax yooyu yëpp tam dafay am ay njeexital. déedéet poosé bi du problème mu qualité xam nga dafa am seuil boo xam ne nii rek foofu lay baaxe foofu lay commencé baaxe xam nga oto boobu ma lay wax. boo bëggee tey jënd oto bu la yóbbu Dakar amul nga am oto bu la yóbbu Dakar te du cher. mais boo bëggee nag oto boo xam ne nii ci biir dafa climatisé nga bëgg a jël sa boisson naan bëgg am ku lay dawal loolu beneen affaire la mais pour poosé kese am poosé bu baax boo mën a sàqamee boo mën a socialiser cherul forcément. kon nan nga jàngatee fii ñu bari seen bëñ yi deñ pendant des années mais duñ ci jéem a def dara pour remplacer ko. mooy li ma la wax rek xëy na ñàkk xam daf ci bari trop te ñàkk xam boobu ñun jéem nañ ko régler ci suñu màggalu juróom fukki at yi. parce que dem nañ ci quartier yi ñu waxtaan ak bàjjenu gox yi ñu former leen ñu jàngal leen nu ñuy def pour moytu ñàkk bëñ ak boo ko ñàkkee li nga war a def loolu def nañ ko def nañu ay consultation gratuite def nañu dem nañ ci gox yu bari ñu waxtaan ci loolu xam nga loolu éducation boobu nag la ñu war a continuer di def et yéen je pense que la presse am ngeen benn rôle bu am importance boo leen ci war a jouer ñàkk xam daf ci bari trop rek mais compliqué wu noonu pour remplacer bëñ te remplacer ko dafa am importance wax naa la ban importance la bëñ am. remplacer ko am na importance ci wàllu esthétique ak yooyu yëpp mais tey jii bu ñu doon xool en terme de xëy na ñiy ñëw ci institut bi les consultations et tout qu'est-ce qui vous pose le plus problème lan moo gën a nekk lu fay indi nit ñi foofu remplacer wala faj ci yenn bëñ yi wala lan moo leen gën a sonal foofu. waaw malheureusement lépp ci ñàkk communication bi ñàkk xam bi li muy andi. mooy nit ñi bu ñuy ñëw foofu déjà bëñ yi carie atteindre na leen ba dañ ko war a faj wala li ci ëpp dañ ko war a wekki malheureusement amuñu beneen pexe bu dul wekki ko bien que jàng nañu lu ñuy fajee bëñ yi mais quelquefois amoo beneen pexe bu dul wekki ko donc li ci gën a bari mooy ñiy ñëw seen bëñ yi nekk phase terminale ñu war ko wekki li ci topp mooy yi ñu war a faj donc loolu la ñuy gën a gis foofu. bokk na ci tam loo xamante ni dina ko waral xëy na yenn xeetu doxalin fajug maam yi ñu ciy jël sa bëñ bënn na ñu naan la def ci lii wala boo ci defee les méthodes ba arrêté façon yooyu ba ci 21e siècle yéen a ngi wax rôle dentiste bi ba tey jii ñu ngi koy dund quand même ci réew mi. waaw mais loolu mooy ñàkk formation bi ma la wax rek quoi mais bëñ dentiste kese moo koy faj te dentiste yi ñu formé fii Sénégal wax dëgg yàlla formation bu baax a baax dentiste yëpp nag laa la wax. formation bu baax a baax la ñu am ñooñu rek nag ñoo habilité te ñoo mun faj bëñ leneen il faut que population yi dégg ñu bu baax a baax leneen lu ñu la mën a wax ne mooy faj bëñ lu dul dem ci dentiste waxuñu la lu leer. est-ce qu'on a suffisamment bari nañu xëy na comme xëy na du doon ni ko OMS santaane mais est-ce que am nañ au moins loo xamante ni xëy na dana xaw a mën a jàppal na la askan wi wala foog ñu yokk ko en terme de formation ñu ñuy tàggat ñuy génn foofu. non loolu nga wax dégg gu wër péng la xam nga fii Sénégal ñi ngi am benn ratio benn dentiste bu nekk pour fanweeri junni habitant. ratio bi OMS di laajte mooy benn dentiste pour fukki junni habitant sori nañu ratio boobu wante góorgóorlu nañu torop autorités yi ci réew mi góorgóorlu nañu torop pour dentiste yi bari léegi nag liggéey bi mooy jëm ci ratio boobu malgré ça en dépit de ça autorité sanitaire u réew mi def nañu effort ba nga xam ne district sanitaire bu nekk ci Sénégal poste de santé même yenn poste de santé am nañu ay dentiste yoo xam ne nit ñi mun nañ fa dem
jumtukaay yi mi ngi fii xëy na gis nañ yenn yi am na ñu ci xaw a tane mais am na ñoo xamante ni tam tout ce qu'il faut dafay xaw wala dentiste bi day jaar yenn jours yeeg yooyu te xam nga moom. jumtukaay yi doyul pour ñun université doyul ci cabinet dentaire public yi ci cabinet dentaire privé yi la plupart du temps doy na mais loolu ay effort la rek yu ñu war a continuer def et loolu nag aussi ci suñu plaidoyer bi nga xam ne moom la ñuy def ci cinquantenaire bi ci la bokk gën a jox moyen dentiste yi. ñu mën a faj nit ñi gën a former nit ñi di def formation continue toujours loolu ci li ñu def ci màggalu juróom fukki at yi ci la bokk mais aussi yokk doole service public yi surtout ci fajum xale yi professeur ma tooñ la ci foofu tuuti. est-ce que bari na pédodentiste yi parce que xale yi moom jàpp nañ ni ñëpp a traumatisé boo nee dentiste te ñoom dafay am beneen approche boo war a am ak ñoom. foofu fan lañ ci toll ñun. waaw fondamentalement nag dentiste bu nekk dentiste boo gis muy faj ci cabinet am pédodontiste la quelque part entre guillemets parce que formé nañ leen pour ñu mën a faj ay xale yu ndaw ay tout tànk formé nañ leen pour ñu mën a faj ay mag formé nañ leen pour ñu mën a faj ay màgget léegi nag. dafa am spécialité pour vraiment gën a mun a xarañ ci faj kii loolu nag amaguñu diplôme am fii Sénégal buy def joxe diplôme spécialité bi mais pour faj xale fi mu nekk nii dentiste boobu dem normalement war na mën a jël en charge xale war na mën a faj xale. beneen loo xamante ni boole ngeen ko ci tam ban rôle pour odontologiste bi fii ci 21e siècle la ngeen jàpp ne en temps joué wu leen seen rôle wala qu'est-ce qu'il faut changer. non joué nañ suñu rôle bu baax a baax dañu bëgg a rappeler rek. lan moo war a doon suñu rôle ba pare wax ci li bees parce que ci faj bëñ ci éviter bëñ wadd daanu ci faj bëñ ak ci remplacer ko dafa am ay jéego yu rëy yoo xam ne science daf ko ci def. comme quoi rapidement. L'implantologie par exemple bëñ bu deñ ñu jël ñun reenu defal la benn reenu artificiel defal la ko foofu. bu ñu la defalee reen bi defal la bëñ te loolu reen lay doon boo xam ne nii da nga ci mën a sax. kon am na yoo xamante ni jamono ji 21e siècle waruñu ko mën a seetaan nit ñi di ko dund. te duñ ko régler. normalement 21e siècle avancé yi dentiste yi def war na mun tax problème yëpp war nañ ko mun régler pratiquement. dellu si ci waat ndaje mi samedi junj nga ko sànq ci ndorteel xibaar bi am pa waxtaan bu rëy boobu nga xamante ni dinañ ko def ci wàllu xëy na rôle dentiste beeg yooyu. lan lañ mën a xaar pour nit ñi c'est ouvert au grand public ou bien ce sera entre professionnels kàngam yi ñoo fay daje. non ñun dañu am juróom-benni conférence grand format conférence yu mag yoo xam ne ni bu ci nekk dañu jël ñi ci gën a xarañ daal ñoo ciy wax ci domaine boobu. mais c'est ouvert au grand public. ku bëgg a déglu ku bëgg a xam mun nga ñëw nga seetaan tëjuñu ko pour grand public. professeur merci beaucoup professeur Pape Ibrahima Ngom la ñu doon dalal spécialiste ci orthodontie odontologie faculté de médecine la nekk pharmacien odonto ñuy màggal kon juróom fukki at ci institut bi gërëm la bu baax ci teewaay beeg disponibilité. jërëjëf Ngoné ci sa invitation bi merci. merci beaucoup professeur dellusiwaat nañ leen ko wax.